Donc immobilier, comme on l'a dit, je viens de le dire, Abdou Khoudoss Diallo di ci feggoo ak Ousseynou Sakho, il vient d'ailleurs de nous rejoindre. Ousseynou maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay xarit colonel di nuyu sama grand coach di la fay yow di nuyu sama copain Abdou Khoudoss ak soxna su yaañ rafet bi toog di nuyu ñëpp ñu ngi waaw mooy def buzz waaye dafa mel ni buzz bi yaa ci gën a accompagner. kontaan naa ci macha allah macha allah sama copain tamit mi ngi yaañ ba bëgg a dee mi ngi rafet ba bëgg a dee waaw xam naa après dinaa photo ak moom ndax mën a am buzz tuuti man waaw di ko statut moom leen ndeysaan Dieye Dieye bi dañ mën a jaayati mais c'est vrai il est élégant depuis bi nga kii yow lañ teg ci kaw man de wàcce nañ ma suuf non yow mosoo yéeg waaw bi mais c'est vrai man Khoudoss depuis toujours dama ko yéegal dégg saa maa ngi ci escalier jërëjëf voilà donc tey jii waxtaanee risque ak défaut yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci wàllum construction Khoudoss. waaw li nga ko waxee loolu la ginnaaw bu ñu dalalee sunu consultant bi parce que moom spécialiste ci li ni mel donc xam naa Charles bu yembee rek ñu seetaan dafa am benn reportage bu ciy wax benn bâtiment bi nga xamante ne daanaka ça menace de ruine. donc su ko defee après ñu jëm ko décrypter Charles. ca weeru août 2018 la population Fass Casier bind ay bataaxal jébal ko autorité yi fare ci localité bi ngir wax leen ci benn bâtiment bi nga xamante ni R+3 la tey am ay yàqu-yàqu loolee doon loo xam ne tiitaange la ci askan wi lee parce que depuis daaw la ñu jëkk gis benn morceau bu am solo bu nekk ci tegg bële moo jékki-jékki rek wadd fekk na yàlla def na am na ñu toogoon foofu dañu jóg rek ñu fi wadd suñ fa toogoon macha allah kon beneen mbir la ñuy wax li yàggul ci biir bâtiment bi sax am na ay toit bu jékki-jékki daal di wadd waaye ci fan yi dimanche bi ñu génn rek am na encore beneen morceau bu am solo ci bâtiment bi mu waddaat yàlla def na tamit heureusement am na ñu doon romb foofu sax mais dañu doon daw yu métti loolu nag nekk na loo xam ne wóorul daal lu mel nii li ci gën su fekkee sax mënuñu dajje bâtiment bi ci saasi ñu wërale ko bokk benn sécurité boo xam ne ñi fiy jaar sax dañu am sécurité. bii les bâtiment sax tiitaange la juróon askan wi le ndax des nañuy nemmeeku seen bakkan mi ngi si xotub gerte. bâtiment bi ëpp na at muy menacé de daanu man mii di wax ak yow nii sama frère bi dafa feebaroon mais foofu lañ daan toog jour bi ñu koy woo sami on était 4 dañ ñu woo si yoon bi nañu bâtiment bi fi ngeen toogoon la daanu xam nga kon yore yu des morts. Mohamed Cissé di responsable bi saytu kër googee mi ngi jégalu bu baax a baax askan wi lee tey wax rek ay mesures yu tëkku jël nañ leen ngir sécuriser bâtiment bi lee. ñi moom immeuble bi ñu constaté que ne immeuble bi mu ngi nekk en état de ruine dañu génne nit ñi comme xale yëpp dañuy foo ci suuf immeuble bi te loolu risque la parce que am na une partie de l'immeuble qui commence à tomber donc loolu aussi dañ leen ci jégalu. di leen dalal seen xel di la wax nu mu gën a gaawee nañ xool nu ñuy sécuriser périmètre bi. yile askan fare ci Fass Casier ñoom nag seen xol neexul benn yoon ci ñàkkub kaaraange gi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci seen gox boobee ak bâtiment bi nga xamante ni day jékki-jékki dal bi daanu. yile population ñu ngi woo autorités yi fare ci localité bi sax ñu indi seen xalaat ngir éviter jëye ci gox boobee. bi nga xamante ne Abdou Khoudoss Moussa Sène le président des célibataires du Sénégal. oui le président des célibataires Moussa Sène moo ñu ko defal. reportage bi nga xamante ne dafay firndeel ni quelque part négligence yi am ci wàllum dëkk bi fii ci Sénégal. parce que bâtiment yi léeg-léeg day menace de ruine mais taxul nit ñi ñu fay dëkk. tax na bu ñu andi suñu thème bi risque et défaut. Ousseynou Sakho. lan moo war a andi li ni mel. bon li koy indi bëri na xarit parce que risque moom xam nga dafa xaw a nekk loo xamante ne mooy maanaam ngay waajal tuuxa duna bi ñëw c'est lié à toute activité déjà activité boo gis rek am na risque que ça soit ci li ngay def que ça soit ci tabaxkat bi que ça soit fii yemul ci tabax kese yu ni mel nag di koy indi mooy liggéey bu bon ak yàgg du ma ne sax yàgg parce que lu yàggul rek di nga màgget mais liggéey bu bon laa gën a mën a wax que moo koy indi parce que liggéey moom su baaxee rek risque yi moom dafay xaw a wàññeeku day minimiser wu bon ci tabax nag bëri na ci
risque bi ñu wane nii sax mooy risque bi gën a ndaw ci tabax ay bâtiment yu fissuré ak yooyu mais risque yi ma gën a constaté man yi gën a fréquent ci jamono yi mooy ay nit di ñàkk seen bakkan ci au cours d'une construction d'une villa wala d'un immeuble yu mel noonu loolu moo fi ëpp ba récemment ça fait plus de 2 ans ou 3 ans en arrière loolu kese ngay dégg mu fi am bon yooyu nag li ko waral mooy risque yi nga xam ne dafa lié ak xelu nit ki ak matu nit ki daal voilà risque bâtiment nag moom boobu moom c'est simple li ko waral rek mooy buñ ci sori sax xanaa lu dul liggéey bu baaxul liggéey bu baaxul ci maçon yi lekk entrepreneur bi ak ku ci nekk am nga ci responsabilité architecte bi ku ci ne am nga ci responsabilité ki ko tàmbale ba ki ciy dëkk ñëpp am nañ ci responsabilité parce que ki ko tàmbale moom dina war na jël ay matuwaayam ba nga xamante ne lii muy def nii kat war na ko suivre ba nga xamante ne risque du ci am mu di architecte bi moom dafa war a suivre ba nga xamante ne risque du ci am te dafa am Abdou Khoudoss discipline boo xam ne dafay traiter directement les risques moom lañ naan la gestion des risques mi ngi judd en 1941 laa yaakaar xam nga Hollande dafa amoon problème mu inondation Hollande dañ mës a am problème Pays-Bas dañ mës a am problème mu inondation bon foofu la juddoo dañ doon ñëw tuuti ci historique bi quoi parce que seen inondation yi li ko waral mooy ndox mi leen wër léegi ñu jëloon ay nit former leen pour loolu pour ñu commencer di jàngal nit ñi ak xamal nit ñi lan mooy risque depuis 1941 nag calcul ay risques ak gestion des risques mi ngi daw ci àdduna bi mais dañ toll jamono joo xamante ne tey lañ ko war a gën a appliquer te pourtant école formation boo romb rek yaa gis ñu ngi ko bind qualité sécurité environnement. waaw qualité sécurité environnement. waaw te teewul tey la risques yi gën a bëri teewul tey la problème yi gën a bëri tey boo laajee 12 maçons sur 100 nañ la ne man daanu naa ci chafaud wala xeer bâtiment jóge na sama am na lu jóge ci bâtiment bi daanu sama kaw risques yi bëri na suba. wala tamit bâtiment bi reposé comme ni ñuy wax li nga xamante ne warul am bâtiment bi reposé xam nga bi ci jëkk mooy nit ki sax balaa ngaa tabax li ma doon xalaat démb nit balaa ngaa tabax lenn war nga xool fi ngay tabax lan la ba pare maanaam étude de sol loolu balaa nit war a tabax loolu nga war a jëkk a def xool yow fi xanaa kay balaa ngaa sol daal di nga xam ndax am na dëkk wala amul dëkk. ak durée travaux yi également est-ce que souvent mënul indi ay problème c'est-à-dire nga waroon ko tëral ci exemple 1 mois nga gaawantu def ko en 1 semaine parce que man j'ai vu immeuble boo xamante ne bi ñu ko tabaxee yàggul mais dafa fissuré tellement que dañu jël ay étage je pense que ça s'appelle comme ça weñ yooyu pour soutenir ko déjà ci xel ay kilogrammes est-ce que mën nañu téye ay tonnes mu ngi continuer di fissurer wu nit yi ñu ngi continuer également di fa dëkk est-ce que c'est prudent déjà. bon déjà c'est pas prudent foo gis lu xar rek moom war nga fa jógee parce que xamoo xar-xar bi fan la yem ba ñu évaluer xar-xar bi fan la yem. parce que dañ koy évaluer am na ñoo xamante ne di ñëw xool xar-xar bi fan la yem ak lan moo ko indi. d'accord bon xam nga tamit du ma mën a xuus tamit ci problème de temps parce que tabax bu war a durer en 3 mois nga durer ko 1 mois après que tu as changé les composants qu'il faut parce que am na ay composants yoo xamante ne tey c'est pour aller plus vite. D'accord. Pour rattraper le temps. bu fekkente ne da ngay defar béton tey nga soxla mu wow dans 10 minutes mën nga ko def mu wow dans 10 minutes. D'accord. loolu c'est de l'ingénierie rek ak les matériaux qu'on a. mais ci résultat bi si on voit que immeuble bi yàggul mais mu ngi commencer mel ni immeuble boo xamante ne def na téeméeri at ça veut dire que. waaw ça veut dire que aussi que liggéey bi baaxul. D'accord. ça veut dire que liggéey bi baaxul xam nga lépp lu nit di def bu fekkente ne da nga ci baaxul rek dafay feeñ loolu moom mënul nëbbu. nit mën nga def lépp boo tabaxee bu bonee rek dafay feeñ. balaa nawet bi bu saison passée rek nga gis risque défaut yëpp feeñ. déjà ci balaa saison bee passé sax di nga gis défaut yi feeñ parce que looy gën a yéeg di gën a gis ay défaut looy gën a yéeg di gën a gis ay défaut défaut yi ngay jëkk a gis mooy bâtiment yu décéré yi. xam nga surtout ça c'est très important parfois loo gis rek poids la dañ koy équilibrer. aussi nit ñi dañuy faral parfois jékki-jékki tabax ba ci yàgg rek yokk benn partie. yokk yooyu dafay indi ay problèmes yoo xamante ne pourtant ki koy tabax lu du ko mesurer ki koy tabax aussi moom li mu ciy xool mooy sama marché yokku na
waaye risques yi ci am est-ce que sol bi attan na ko wala est-ce que nit ñi ko war a liggéey am naa leen wala est-ce que sax matériel bi ko war a liggéey c'est très important ndax am naa ko parce que booy liggéey ci kaw il faut beaucoup de matériel. mais njaboot bi bu yokkee dañuy yokk de. ah waaw macha allah bu njaboot bi yokkee ñu yokk waaye tamit teg ko ci yoon rek ndax njaboot gi mën a yàgg tamit. est-ce que déjà am nañ droit yokk sans autorisation. que mu nekk pàcc bi wala ci kaw. non nit amul droit yokk sans autorisation amul droit yokk nit amul droit def dara sans étudier ko. d'accord. boo yokk bâtiment da ngay jëlaat say plan jëlaat la nga jot a tabax jël ko dem jox ko ingénieur mu xoolal la est-ce que li ngay def dina correspondre ak li fi nekk. parce que fii da ngay gis par exemple coach moom mooy papa Abdou Khoudous war a takk jabar mu tabaxal ko appartement benn côté maamu également am jëkkër peut-être jëkkëram amul fu mu ko kii mu tabaxal ko beneen côté bi donc ñuy continuer noonu sans pour autant def étude ni même am autorisation parce qu'on se dit sama kër la. exactement léegi nag loolu mooy li nga xamante ne tey moo fi gën a bëri tey loolu mooy li ñuy risques yi ngay gis yëpp looloo ko indi problème yi ngay gis yëpp looloo ko indi. parce que bâtiment yi généralement nit ñi dañ doon tabax pour R+1 ñu ngi dem Abdou Khoudous war na takk góor gi sama taaw bi de foog ma yóbbul ko foog ma balaa muy dem di kii feneen di loué ji feneen xaaral ma yëkkatil ko benn néeg fii wala yëkkatil ko néeg ak salle yëkkatil ko néeg ak salle mu ñëw dolli ci salle de bain ak leneen donc poids boobu mel na ni yow miy dox rek nga yanu sa 100 kilos ñu jékki-jékki tegal la beneen 100 kilos bu yàggee nga bant nga daanu wala sa mbagg metti wala sa loos damm ci yooyu rek moo ci am te loolu tey dafa bëri tey nit ñi balaa ñoo yokk wala balaa ñoo def benn extension quelle que soit la nature de l'extension dañ ko war a étudier ba pare. D'accord. waaw y a ce qu'on appelle la gestion des risques loolu dafa am ci liggéey bépp que ça soit finance que ça soit informatique que ça soit construction route tout dafa am naan gestion des risques. D'accord. donc ni gestion des risques dara nag lu dul c'est simple nga toog xool évaluer lii kat lii mën na ci am nan laa mën a def ba lii du ci am gaa c'est un surcoût mais tamit dafa ko jar pour protéger bakkanu doomu aadama te ñi koy liggéey tamit dafa mel ni yenn saa yi tamit daw naan bëgguñu seen bakkan parce que da ngay gis tamit ku nekk ay 7e étage taxaw mel ni ku nekk au rez-de-chaussée mel ni fi mu nekk daal moom dara du ko ci fekk waaw wala souvent ngay dégg BDN am na fii ci en face sami bi am na ouvrier bu fi daanoon 7e étage il est mort sur le coup récemment ñu ngi may annoncé Thiès benn boy boo xamante ne tamit dafa daanu ci chafaud man je me suis demandé pourquoi mu daanu ci chafaud parce que xanaa da doon foo peut-être que foo moo ko fa yóbbee mais mënoon na bañ a daanu parce que chafaud bu mat bu normal dafay am tout ce qu'il y a comme grille de protection. D'accord. Voilà donc jàpp naa ne daal ci xel nit ñi la daal nit ñi ñoo bàyyiwul xel ci loolu. man de li may laaj mooy xam nga man sama laaj bi dina ñëwaat rek xam naa dinaa la ci sonn rek moom man dafa am lu ma jaaxal mooy risque maanaam yooyu yëpp di am dee yeeg gaañu yeeg tabax yuy màbbaat ay yooyu yëpp jàpp nañ ne que yow comme ni nga ko analyser ni nga ko waxee li ci wax yëpp dama jàpp ne kon defuñu ko yooyu di kii noonu dama jàpp ne parce que yow ni nga koy waxee maanaam xool nooy defar ciment beeg suuf beeg yooyu yëpp defuñu ko comme que nag ñooñu duñ ko jàpp nañ ne loolu mooy indi kii bi xanaa wala bu dee am na man nga wax ma wala bu dee amul nguur gi lan la war a def ba jël loolu en main comme ça sax mu kii comme par exemple bu ñu ne autorisation de construction mu am ñoo xam ne dañuy ñëw taxaw du début à la fin wala xool suuf soosu ndax suuf si fii mën nañ fee tabax yooyu yëpp ñu teg ko ci yoon man defe naa loolu defe naa bu amee defe naa ne lii du mën a am parce que man dama dem ay dëkk ci Europe même ci dëkku naar yi fii ci Afrique ou bien sax nga dem Afrique du Sud mais da ngay gis ay étages yoo xam ne mais yu gudd yoo xam ne dafa gudd mais doo mës a dégg loolu am na fa. D'accord. Sûrement on aura l'occasion de gën ci. allez du ma tontu boobu foofu rek waaw te rapidement. waaw tontu ko foofu. waaw loolu de waaw li nga wax nag dëgg la quoi de xam nga mooy li ma la ciy tontuwaat rek à peu près dafa baaxul ci dara
nit ki moom booy def rek da ngay mesurer am na ay mesures pour lépp tey booy togg sa ceebu jën am na loo ci war a def quantité ndox quantité ceeb quantité xorom bu ci ëpp rek dootul baax dootul neex waaw donc nit ñi daal nañuy bàyyi xel ci li ñuy def xam ne am na science buy traité yooyu te lépp lu ñuy def rek aussi nañ ko jaarale yoon parce que normes yi tamit dañoo yàgg ci loolu normes yi yàgg nañ liggéey ci loolu c'est pour éviter tous ces problèmes là que nit ñi pour ma tontu coach directement nag am na structure buy def loolu am na ñoo xamante ne tey booy tabax bu couler sa semelle dañuy balaa ngaa couler booy couler dañuy ñëw jël béton bi yóbbu ko laboratoire xool ndax béton bi baax na mais loolu client bi moo koy fay. D'accord. voilà le problème. wala ñu xool client bi mooy engagé loolu xool ndax moom li muy defar lu baax na jël béton bi yóbbu laboratoire ñu ne ko béton bi baax na wala béton bi bon na nañ tojaat li ñu defar balaa ñoo yeggali. D'accord. loolu ci client bi c'est normal. loolu kay xam naa. non c'est que état. xam nga yaa ngi posé beneen question. non c'est que état nag vraiment vu projet yi di am ak kii victime yi. waaw waroon na see jug. voilà comme état nag moo jël moom moo am pour protéger nit ñi protéger liggéeykat yi. waroon nañ am vraiment démembrement boo xamante ne wala institution boo xamante ne ça ne traite que ça. voilà donc Ousseynou Sakho ñu ngi lay remercier bu baax. maa leen di fay ñëpp kontaan naa trop ci petit déj bi ndekki bi neex na trop. voilà donc di nga gëj a ndekki nag 1 mois. xaar nañ ko bu pare. d'accord Koudous merci. merci beaucoup Khady ni nga defee ne dafa rafet. tuddee naa la ko merci beaucoup. man de sànni kii man jaaxal voilà donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo sekkoon rubrique immobilier bi Abdou Khoudous Diallo ak Ousseynou Sakho